Bonjour, man maa ngi tudd Madjiguène Derviche, Madame Gueye, je suis la deuxième adjointe au maire de la commune de Pout. Madame la maire ñoo ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tey ñoo ngi ci diwaanu Pout. Pout nag boo ko dee dégg di duggoo fii da ngay def ni dëkk bu ndaw la. dëgg la. mais ci côté économie ñu jàpp ne ci xel ni moo ngi màgg parce que gis nañu ay usines ñoo ngi fiy samp. waaye tamit ay station gis nañu ne ñoo ngi ciy samp. ndax am nañu njëriñ ci diwaanu Pout ci côté économie. waaw ci côté économie nag am na lu muy dugal ci biir Pout ndax station yi ñëw ak usines yi nga xam ne ñi ngi ci implanté loolu moom mooy booster économie Pout parce que dina tax Pout aussi image am ci àddina gën a yaatu ñu gën ko xam dina taxit koom-koomam gën a yaatu économie bi nag da ngay gis ne suñuy doom yi fay liggéey am na li nga xam ne dina dugg ci commune Pout mu nga xam ne day delluwaat aussi ci contribuable bi loolu nekk na loo xam ni lu am solo la ci implantation usines yi waaw am na ci ñu nga xam ne nag seen RSE ñu ngi ci participer ci développement Pout waaw am na ci ñi nga xam ne nag it aussi seen RSE doxul mais nag bu doxul it aussi dina am taxe yu ñu war a fay ci commune bi te loolu mi ngi dugg mi ngi ciy dox mu dugg. dëgg la waaw aéroport bi ñu war a ibbi am na lu mu apporté Pout parce que tey ji position bi ñu nekk dañuy nekk Carrefour te boo nekkee noonu nag dafay am impact ci dugg ak génn Pout et loolu nag dafay nekk loo xam ni les autorités que nous sommes dañ koy capter dès à présent def ci ay jéego ndax dina am lu muy yokku ci koom-koom ça veut dire commerce bi dina am lu mu yokku ndax xam nañu dëkk Pout dëkku jënd ak jaay la dina am sur la infrastructure dina am yokkule kon dem dikk bi day daal di gën a gaaw et ñu ngi ñaan yàlla aussi nos producteurs qui sont ici ñoom it dañuy bay di importer aéroport bi gën leen a jege day donc avantage et loolu yëpp dina dox ci économie bi kon. waaw waaw lu ci bari nag jigéen ñi ñooy lànk bañ a dem ci mbaar yi ndax dañuy bëgg gën a xëccu dem ci tali bi te loolu du lu leen di jariñ ndax li nga gën a jege tali bi nga gën a am jafe-jafe fi ñu teg mbaar yi duñ ko nangoo déplacer parce que foofu mooy lu nga xam ne lu normal léegi nag ñoom dañuy préférer ku gën a xëccu ci tali bi rek yaakaar ne da ngay gën a jaay pa fekk loolu nag du doon seen njariñ li doon seen njariñ ñu toog ci mbaar yi mu aligné mu gën a rafet gën a taaral dëkk ndax mbaar yi bañ koy teg pour dëkk bi taaru la mais tamit dañuy continuer di waxtaan ak ñoom ba ëllëgi ci biir ñu mën a dugg ci mbaar yi gën caa toog leneen liñ ci bëgg a tag yokkal leen aussi dañ ciy waxtaan ak ñoom ndax looy defal nit te participer wu ci day mel ne defaloo ko dara looloo tax nag ñu bëgg ñoom ñu dugg ci mbaar yi aligné wu dëkk bi gën a taaru parce que nag yokk yi ñu wër am na loo xam ne nag ñu nit ñoo war a taxawee foofu il faut que nit ñi aussi changer tuuti comportement ak mentalité. Non du vote budget compte administratif bi waaw c'était le compte waaw amoon nay coow ay question la te boo posé question parce que boo nee compte administratif équilibré wul là da ngay yaa ngi ci budget rek la ñuy wax mu équilibré mais compte administratif du équilibré compte bi day génne refléter dépenses yi nga def ci dëkk bi li ci am solo moo di boo laajee ñu tontu la lañ la tontu bu fekkee doyu la da nga am procédure booy def jarul coow bu la neexee bind préfet bu la neexee bind nga laajte waat loolu la. waaw. loolu amul la. loolu man non parce que centre bi ñi ngi gis ne non seulement benn structure ma nga fa PAMECAS te day fay chaque weer ak activités yi ñu fay def chaque weer dañ koy am te dañ koy bindal quittance mi ngi fii yëpp mi ngi fi buñ ne amul man dina ma jaaxal waaw.
waaw wàllu mbalit mi ñu ngi ciy def li ñu mën ndax wët nañu ñaari oto mbalit depuis des années mu ngi fi nekk di daw di def ramassage bi c'est pas facile li ma lay wax sànq mooy changement de mentalité ndax su fekkee oto day ramasser di dem yow bu oto ba demee nga jël mbalit mi sottiwaat ko ci kii bi wala nga waas say jën sotti ko ci mbedd mi yow kooku yaa ngi saboté liggéey dafa ànd ñëpp àndandoo ci. parce que mbalit bari na Sénégal naam problème mu état bi yëpp la waaye nag buñ ciy def ay jéego il faudra un changement de comportement bu ñu paree ñu jël suñuy mbalit def ko ci saaku teg ko ci buntu kër yi sàmm ko ba bu mu sottee ko ci mbedd mi bu oto mbalit yi ñëwee ramasser ko dañuy am jafe-jafe nag ci côté nawet bu nawet jotee oto yi dina am koñ yoo xam ne duñ fa mën a accéder ci loolu dañ leen di demander à ce que ñooñu ñu génne seen mbalit yi fi nga xam ne dina am accès pour ñu ramassage bi mën a dem loolu lañ fi teg ndax bi ñuy ñëw jafe-jafe yi bari woon na mbalit mi feesoon na ci dëkk bi ñu def fi journée set setal pendant def nañ ko ànd ceeg ñëpp nag Pout gi yëpp ñu def ñu ramasser les ordures daal di génne dépotoir sauvage yi léegi nag daal di ne léegi bu kenn def fa ay kii bu kenn këppati mbalit fenn ci loolu nag ñu daal di jëw di def ramassage bi léegi da nga gis sax système bi nga xam ni mbalit yëpp dañ koy def boo rombee di nga ko gis ñu di koy def ci saaku et loolu ñu ngi tendre un tout petit peu vers ci dëkk tubaab yi ndax ñoom gis nga tri bi du ñu def seen mbalit lu dul ci ay sachet couleuru sachet yi day déterminer quel type de mbalit nga am léegi nag ci loolu ñu nit ñi ngi ci paa yooyu commencé nañ def suñuy mbalit ñëpp ci ay saaku teg sa buntu kër bu oto mbalit bi ñëwee ramasser la ko boobu loolu la ñu defagum jéego ci affaire mbalit bi am nañu nag yeneeni programme pour mën a dugg ci koñ yi nga xam ni oto bi dafa xaj loolu tamit am nañ ci xalaat ñu ngi koy jéem a dérouler xam naa ne ci budget bi dinañ ko mën a dérouler waaw waaw damay gis ne man 2009 bi ñu ànd ak moom ñu jël Pout am na fu mu tolloon bari na lu mu ñàkkoon Pout ci santé benn salle d'hospitalisation moo fi nekkoon kese góor jigéen mag ndaw nekk fi ci biir mandaam def nañ fi benn R+1 boo xam ni am na 4 salles d'hospitalisation bi nga xam ni bâtiment boo xam ne à tout moment mën na am extension mën nañ ko gën a yaatal def ci ay lits population bi bu ñu feebaree ñu mën leen a hospitaliser sur norme yu xawantane jigéen ñi mën a tëdd fenn góor ñi tëdd fenn loolu aussi def nañ ko relever nañu aussi le plateau médical fii ci centre de santé bi ci poste de santé bi aussi def nañ fa ay salle de conférence am na yu ci bari jéego yu bari dox nañ ko ci léegi Pout boo feebaree fii ngay defee sa analyse dematoo Thiès di defee analyse boo kii fii ngay defee sa échographie loolu yëpp fekkoon nañ ko amu fi woon ñu boole woon ko ci su programme bi léegi nag ci bilan bi dañuy gis ne ci côté santé bu ma doon noté man dinaa ko fa noté dinaa ko jox 8 mu dese ko 8 sur 10 ndax am na jéego yu am solo yoo xam ne pendant 19 ans Pout nekk commune loolu amu fi woon à part santé bi ñu ñëw ci éducation bu ñu ñëwee ci éducation école yu ci bari dañoo nekkoon ci jafe-jafe damay jël école man bi ma jàngee muy Pout 1 xam nga kon loolu yàgg na école bi dafa demoon ba yow boo toogee doo respirer ndax njugub yi salle de classe yi am yoo xam ne dafay dem bay daanu ñu jël ko réfectionner loolu yëpp muy école 1 école 2 ñu daal di ñëw nag yokkaat yeneen i école wët ay terrain abrité école 5 léegi pare na école bu taaru la am nañu 2e CM te bu njëkk ba benn CM rek la ñu amoon et ba pare nag appui bàyyiwu ko conseil départemental déedéet à chaque fois dafay appuyer école yëpp élémentaire comme secondaire te secondaire xam nga ne du ressortam mais sunuy dooma fa nekk daf leen di appuyer te chaque année amul benn élève ci Pout bu ne day jënd fourniture déedéet chaque année école yëpp dañ leen di doter classe par classe nombre élève par nombre élève kenn ku ci nekk besoin en fourniture dañ la koy jox waaw yooyu moom waaw stade bi kay mi ngi ci waaw ren kenn footballiwul ci stade bi wallaay dëgg la gis nga Thierno Ndiaye gis nga le maire waaye ñooñu bu ñu nangoo lem dañoo bëgg a yokku waaw de man gisuma ne del no gannaaw dama gis ne dafa reculer pour jël bon
beneen élan man non mënut a yàgg parce que boo demee ci stade bi da nga fa fekk matériel bi ñu koy defar dañoo bëgg stade bu mucc ayib ñun itam bëgg nañu ci El Hadj Diouf yeeg yooyu bëgg nañu sunu doom yi ñun itam ñu am ci El Hadj Diouf yeeg Fatick yi ñu doon dégg côté culture bi nag foofu moom mën naa gëm ne am na lu mu sooxe parce que defoon nañ fi ay programmation 2 fois yoo xam ne dañu bëggoon a def 24 heures de Pout génnewaat lépp lu fi aada ak ci aada mais dafa tombé yenn yi mu taw yenn yi ngelaw mu nekk daal ay yoo xam ne c'est pas c'est pas loo xam ne ci sunu faute la mais yàlla moo ko dogale woon noonu ñu lancé nag les acteurs culturels dama ci am occasion ñu lancé acteurs culturels yi aussi ñëw fa ñu war a ñëw ànd ak le maire ñoom bu ñu tegee seen organisation culturelle ñu mën a def mais ñenn ñi nga xam ne taxaw nañu ñëw ci commune bi accompagné na la ci seen domaine parce que am na ci ñoo xam ne génn nañu genre ñoom Mbaye Ndiaye dem nañu def ay programme un peu partout wane image yu Pout et loolu dañ leen koy saluer aussi le Manguier aussi mi ngi def ay jéegoom yu am solo am na beneen troupe théâtrale aussi moo joué récemment Satamba ay doomi Pout lañu et commune bi aussi moo leen accompagner gunge leen ci dañoo bëgg mu gën a yaatu rek comme li ñu wax ne amul dara mais nag am na li am dañu bëgg rek mu gën a baax. côté social. côté déet man daal côté social man en 2009 ba 2014 man en 2009 ba 2014 man maa yoroon volet social et je parle sous le contrôle comptable Mathia mi ngi fi taxaw amul xaaj ak seen et ba pare. kii toog nii moom mooy présidente kii bi de l'association des handicapés ka nga gis fële ca bureau bi aussi moom mooy yor handicapé moteur Badou Souare yor handicapé visuel waaye ñoom koo ci tàllaloon micro dina la wax lan la maire def ci ñoom lan la def ci ñoom c'est pas le maire mais équipe municipale bi nga xam ni moo fi tegu nii lan la ñu def ci ñoom amul loo xam ni dikki ko militants yi nag ñi ngi gis seen bopp ci Moustapha pas le maire ñi ngi gis seen bopp bu baax ci Moustapha seen leader bi ñu choisir ndax mi ngi leen di jàppale bu baax a baax mais nag ci wàllu en tant que monsieur le maire mi ngi liggéey ak askanu Pout ñi nga xam ne ñoom ñoo yelloo ndimbal ñoom ñëpp dem na ci ñoom te loolu moom dama la ci sax daal di défier nga jël sa micro tàllal ko koo xam ne tey jii fii am nga waaye wàññeeku nga ñu tàllal sa micro nga laaj ko lan la maire def ci ñoom. Merci beaucoup.